jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru marax mi ponk yi ca gën a fës beneenub accident ba kenn ñàkk ca bakkanam ca boori Barkédji la ka faatu nag ab sapeur pompier la benn woto nag kon moo daal di daw rek ba wàcc yoonam laata muy këpp lu ko jiitu amoon na yeneen ñaar ñu ñàkk seen bakkan fukk ak ñett am ay gaañu gaañu yu metti loolee nag ci croisement bu Nakara la niki biig ci guddi la ñoom ñooñu nag faatu ak ñi amee ay gaañu gaañu yëpp ci hôpital Magatte Lô bu Linguère la ñu leen yóbbu Sénégal nag fi mu ne weesu na rek téeméeri junni nit ñoo xamante ne ñàkk nañu leen ndax mbas mi ñeenti doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan démb ñeent fukk ak ñaar nag feebar ba loof nekk ca réanimation Sénégal wàññi tey lu toll ci téeméer ak juróom fukk ak ñaar ci doomu aadama ci assiette ji juróom-ñeent fukki ak ñetti nag xamuñu fu ñu jëlee jàngoro ji lu soxol vaccin bi nañ ci xel dal muy vaccin boobu ñu duppee AstraZeneca OMS nag mi ngi ciy dalal xel yi ndax bari na lu ñu koy laam-laamee ci wàllug wér-gu-yaram ñu jàpp ni mën naa indi ay gàllankoor yombul woon dara nag mu jël ab dogal bu ni mel waaye nag amul pexe ndax manifester yi ak seenub njeexital start-up la moom nag daal lu baree bari da ko yàqule ba tax na tey di nag ñenn ci ay liggéeykatam dafa taxaw rek ngir wàññi leen ngir mën a wéyal liggéeyam nag ndax lu soxal ndàmpaay yooyu ngeen di wax xam ngeen ni nag dara da caa leeragul tukki bi mu doon amal ci bëj saalumu réew mi nag ma ngi ko jeexalee fa ñu naan rek kon Île Égée boobu nag ma nga njëkk a dem fa ñu naan Cap Skirring moom Chérif Diop àndoon ceeg Younous Diatta gannaaw foofee nag dem nañu Jembereng Île Égée la ñu ko jeexalee muy île boo xamante ni kenn dëkku fa naam waaye na mu taaroo ci wàllu gàncax gi ak alam gi tax na nag touriste yi bari woon fa tànk lool waaye tey mbas ma moo fa jaar mbokk yi ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dal leen jàmm ci xibaaru marax mi nees ko waxee woon ci ndoxte li benn accident nag la ñu daal di rek xëy nemmeeku ca boori Barkédji ba kenn ñàkk ca bakkanam ñu ne ab sapeur pompier la daamar ba mu newoon nag chauffeur ba moo wàcc yoonam laata nag oto ba daal di këpp lu soxal nag kon kooku ñàkk bakkanam rawale nañu ko rek ca kër docteur ba nekk ca Linguère ñetti nit kon nuñ ko waxee rek jot nañu faatu lu gàtt gàtt ci diggante démb ak tey ndax lu ko jiitu démb am na beneen accident boo xamante ne amoon na fële nag fay tolloo croisement Nakara mu nekk nag benn camion bu ndaw boo xamante ne moom it dafa daw wàcc yoonam këpp ñaar faatu ca fukk ak ñett jële ci ay gaañu gaañu yu metti ba ñëpp nag ñu rawale leen ca hôpital boobu ñu duppee Magatte Lô te nekk ca Linguère ñu daal di nag addu ci li nga xamante ni mooy jafe-jafe bi ñu nemmiku ci Sénégal mu ngay bëgg a yàgg muy nag ñàkkum deret ba tax na nag tey jilee ñu woote woon fële ca centre de transfusion sanguine mu am ñu leen wuy ji nag ci woote boobu ndax gis nañu ne ñi gaañu nag ci manifester yi mujj lim gi takku na te nag bari na ay doomu aadama yi soxla deret te deret ñàkk na moo waral nag ñu bari tey foofee dem nañu fa ngir maye ji deret ñu ne nag la ñu ca mbëbët sax moom mooy fexe rek ba am lu toll ci junni ci poche leeral yi dañ ci ànd ak Pape Fara ñi ak Amadou Ba. tub centre national de transfusion sanguine mu fees dell ak ay ndaw leen rek tax leen jóg ngir sauver ay bakkan yooyu la ndaw di ay bénévole sensible lool ci situation bi nga xam ne CNTS mu ngi koy dund. dañu xool ne banque de sang yi fi mu nekk nii dafa manqué deret ñu xool ne deret bi dëkk bi fi mu toll ak situation yu ñu jógee nii nit ñi soxla nañ deret parce que am na accidenté yaa ngi fii blessé yaa ngi fii hôpitaux yi ñoo ngi soxla deret ba léegi am na ñoo xam ne cancer ñu war def chimio ñoom ñëpp ñu ngi fi dañu soxla deret. ay jeunes kese fi nekk kon jeunes yëpp mobilisé wu nañ te loolu moo nekkoon suñu souhait. waaw lu baax la parce que acte de citoyenneté la quoi képp ku nekk ci réew di dégg ñu naan la famille bi muy accoucher dafa jaare ñàkk bakkanam te yii nii day permettre yooyu di wàññeeku ak yeneen da nga ciy taxaw quoi en tant que citoyen quoi. te acte citoyenneté bu am solo gannaaw ab ayu bés ñu dem manifester am ay blessé yu bëree bëri lu nu mel nag nee nañ dañuy wattandiku balaa banque de sang bi du amati benn deret. xoolee tamit après manifestation yi ñëpp ñi ko soxla les blessés. ëttub centre national de transfusion sanguine mu fees dell ak ay ndaw
leen rek tax leen jóg ngir sauver ay bakkan yooyu leen ndaw di ay bénévole sensible lool ci situation bi nga xam ne CNTS mu ngi koy dund. dañu xool ne banque de sang yi fi mu nekk nii dafa manqué deret ñu xool ne deret bi dëkk bi fi mu toll ak situation yu ñu jógee nii nit ñi soxla nañ deret parce que am na accidenté yaa ngi fii blessé yaa ngi fii hôpitaux yi ñoo ngi soxla deret ba léegi am na ñoo xam ne cancer ñu war def chimio ñoom ñëpp ñoo ngi fi dañu soxla deret. ay jeunes kese fi nekk kon jeunes yëpp mobilisé wu nañ te loolu moo nekkoon suñu souhait. waaw lu baax la parce que acte de citoyenneté la quoi képp ku nekk ci réew di dégg ñu naan la famille bi muy accouché dafa jaare ñàkk bakkanam te yii nii day permettre yooyu di wàññeeku ak yeneen da nga ciy taxaw quoi en tant que citoyen quoi. te acte citoyenneté bu am solo gannaaw ab ayu bés ñu dem manifester am ay blessé yu bëree bëri li nu mel nag nee nañ dañuy wattandiku balaa banque de sang bi du amati benn deret. fële tamit après manifestation yi ñëpp ñi ko soxla les blessés et autres waaw. kon daal jàpp nga ne lii lu gën la. waaw. moo gën moom ci population moom moo ci gën mais bu ndaw yu jógee pour di jàppale nit ñi ngir te yàlla rek a tax dafa am luñ ciy xaar daal ak luñ ciy séntu. deret dama xam ne que ne dafa war ku nga xam ne am nga wérgu yaram te nekk ci dëkk bi donc c'est un devoir citoyen pour ñëpp la ñoo ko war a def donc voilà. occasion la tamit ngir feete jigéen ñi jagleel ko bés bi ci contexte bu doy waar bi. spécialement pour tey dañoo programme woon jàpp ne journée tey bi dañ ko def journée internationale de la femme. mais à travers le don de sang moo taxoon ñu organiser journée tey bi mais yemuñu ko ci loolu dañoo woote ne nit ñëpp ñëw rek nit ñëpp comme ku mënu ñëw tey na ñëw beneen jour. jàppale suñu mbokk yi suñu rakk yeeg suñu mag yi nga xam ne soxla nañ ko tey ci en hommage à kii journée de la femme bi comme ci mois de la femme lañ nekk. ak volontaires yi yëpp xëy daal di ñëw association yi espéré nañ am lu ëpp junni ci ay poches de sang waaye rek ci digg bëccëg bi rek amagum nañ lu toll ak 800 fiches yoo xam ne ndax nañ koy jébbal. nees ko xewoon ci ponk yi ñeenti doomu aadama nag ñoo ñàkk seen bakkan démb ci mbas mi tey nag ñi ko am wàññi nañu leen ci téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar ci rek junni ak juróom-ñaari téeméer ak ñaari test yoo xamante ne def nañu ko ñeent fukk ak ñaar nag feebar nañu ba loof fi mu ne nii ña nga ca réanimation ñi jot a ñàkk seen bakkan nag ba mbas mi tàmbalee ba tey toll nañu ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom ñi jot a ñàkkit ci mbas mi nañu ko fàttali fi mu ne nii Sénégal weesu na téeméeri junni ci doomu aadama yoo xamante ne jot nañu leen ñàkk ñu des nag ci ñàkk boobu wax rek ci bi ñu duppee AstraZeneca ak coow li nga xamante ni jur na ko ñàkk britannique boobu ñuy wax ni dafa am ay njeexital ci wàllug wér-gu-yaram OMS nag mi ngi fàttali tey dalal xelu réew yi ne nag la ñu ciy laam-laamee daal amu ci ñi ko tàmbalee ñàkku nag nanu ko yeggali ndax amul lenn lu koy firndeel ci jamono jooju groupe AstraZeneca ma ngay wax sax ni ci affaire yi sax la ko xamle ne nag dafa jël ay matuwaay ci ñàkk yi mu doon yóbbu ci réew yi tugal yi ne daf koy wàññi bu baax a baax ndax dafa am ay jafe-jafe ci wàllug production. ñu wax rek ci mouvement bi ñu duppee nag mouvement de défense de la démocratie muy M2D mouvement boobu nag la mu namoon a amal muy rek manifester boo xamante ne ci jàmm la koy def nag loolee fi mu ne da ko ne tegg ci suuf gannaaw bi nga xamante ne nag ña bootu kon ca mouvement boobu daal nañu seq waxtaan ak ndawal xalif général des mourides nag ñuy rafetlu bu baax a baax ni imam yi ak ni nga maire yi taxawoo fii ci Sénégal waaye lu ko mooy li ñu bëgg fi ne nii mooy ab conseil supérieur ci wàllug dialogue ngir mu mën a taxaw ci jafe-jafe yu mel nii ba dootu am ci Sénégal. Habib Faye Jafara Ba. mu doon lu ñëpp di rafetlu médiation bi xalif général des mourides def ba waa mouvement bi di M2D teg seen doxuk ñaxtu ga ñu waroon am tey ci gaaw gi li leen doon na loo xam ne ñoom imaam yi ak i ndey ji réew bokk moomeel yi seeni xel dal na ci te it ñuy waxaat njiitum réew mi la nga xam ne ndaw ñi bëgg nañu ko waaye itam rawatina li réew mi bëgg mu jëfee ko. yàlla tey joué nañu carte apaisement ba dal am ba nga xam ne tey noo sauvé Sénégal ba tey Sénégal tabbiwul ci guta alhamdulilah tey dañu war a xam ni waxtu dal la gannaaw ay jàmm waxtu dal la waxtu juboo la waxtu tappe xol yi la waxtu jéggalante la waaye tamit waxtu dem liggéeyi la waat parce que sunu réew yi dafa nekk réew yu ndóol ci loolu nag noo ngi ñaax population bi ñëpp rawatina ñi nga xam ne ñoo ŋànk nguur gi. nous poser ay actes forts ay actes yoo xam day rassurer la population ba nga xam ne tey jii apaisement boobu daan ko mën a gis. am solo bii mu def yawal fa ndaw
pour wax leen lañu namoon def nañ ko teg ci suuf te jaar ci yeneen kuréel ba jàmm dellu ci réew mi ñi ngi sant gërëm aussi kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk mouvement ñoo wax M2D ndax bu ñu leen waxoon ñu ni dégg nañ ko te jëfewuñ ko du am njëriñ. ñuy wax ak di dox ci jàmm réew mi loolu mosu fee jóg yàlla bu mu fi jóg parce que ñooñu ñooy suñu kilifa ñooñu ñooy digal ak duñu sàmm duñu artu. ci kaw loolu la mu war a teg rek moo di ëttuk xeltukaay goo xamante ni des nañ fay nase di noccee ngir jàmm gën a des ci biir réew mi. day prévenir tey conflit yi ba bu lii amee ñu mën a jóg wax dëgg yàlla def ci ay médiation ànd ak sunu kilifa diine yi bu ko defee jàmm dellu Sénégal réewu dialogue la jàmm la ñu xam. kuréelu diine la boo xam ni day nekk ci jàmm réew mi di dox ci jàmm réew mi ak luy yóbbu réew mi ci kanam. réew mi nekkoon ci ay tension yoo xamante ne ëllëgoon na xeluk askan wi ñu ci bëri. tey ñi nga xam ne ñoo di mouvement M2D ñoom ci seen boppam it dégg ndigal ñi nga xamante nit ay autorité lañ ci réew mi rafetlu bu baax jéego ya nga xamante nit ëttu kër diine ña ngi koy def ngir jàmm des fii ci mim réew. waxoon nañ ko ci ndoxteel yi yombul dara nag mu jël bi lépp dogal waaye amul pexe ndax manifester yu mujj yeeg seenub njeexital mu yàqule lu baree bari nag kii ab start-up la fi mu ne nii benn pexe képp la am muy wàññi nag ñenn ci liggéeykatam bu fekkee ne bëgg naa wéyal ab liggéeyam ndax ndàmpaay yooyu ñuy wax boobu ba tey dara da caa leerul di saprera Amadou Ba. chef d'entreprise bi bokk si ñuy njàqare dikkal ay bés ngi nii lu ëpp ñeent fukk ci ay machine la manifestant yi saccagé yenn yi sax dañ ko buddi daal di ko sànni. wax ñun duñu Total duñu Auchan on est une entreprise boo xam ne sénégalaise qui s'appelle Smart City pour créer emploi en même temps liggéey ak collectivité liggéey yi ñu ngi Médina fii si localité Bamba Fall mooy suñu première commune bu ñu commencé woon liggéey tey ñu ngi si ñeneen commune rien que commune bi am nañu plus de 70 emplois yu fi nekk. ab investissement bu ëpp 5 millions d'euros jur ñaar téeméeri emploi waaye ginnaaw manifestation yi ak yàqate yi faw rek entreprise bi wàññi ay liggéeykat ngir mën a wéyal liggéeyam. emploi yu bëre il faut que ma supprimer leen parce que mënu ma continuer di fay ay nit ay booy alors que tey yàq nañu machine yi gis nga léegi la ñuy changer machine bi ok c'est des machines de dernière génération yoo xamante ne dafa am solaire dafa am xoolal ndaw yu fi nekk yëpp si man la ñuy liggéey. weesoo jumtukaay yi ak bërëbu liggéeykaay yi nga xam ne dañ koo saccagé entrepreneur yi si bare bokk na ci li ëlëb seen xel mooy xamuñu fu ñuy jooyee seen naqar ngir sax mën a jot ci indemnisation bi. lu may mere te xaw ma sax fan lay dem adressé wu pour gars yi mun ma tey indemniser ou fay ma sa machine yi parce que machine yi fu ma dem Sénégal pour jéem a wut assurance jéem naa ba sonn mënu ma ko woon am machine bu nekk 3 millions lay jar 3 millions fois 40 xam nga lu muy kii. teel na ñu xayma ñaata ci koppar la manifestation yi daal di yàq fii ci Dakar waaye li leer ba leer mooy ay milliards de francs CFA manifestation yi yu bàyyi nañ leen. moo taxit ñii ñoom sax jaare nañu ca doon fësal li nga xamante ni moom la ñu bëgg a wax di ko jaarale ci ay nataal di ko yeggee kilifa yi di ko yeggee askan wi bokk na rek ci ñu juppee ay graphiste ku ci mel ni docteur moom dafa amoon rek ay barab yoo xamante ne nag daanaka ca la jublu woon ngir fësal ay nataalam Maymuna Njaay moo ko seeti woon. bi ñu fiy seen ay image yu bari couleur yi itam naka noonu ay message yoo xam ni askan wi ñoo ko tax a jóg ci jamono bi nga xam ni ñii ñu ngi manifester la ko taamoo def. li am nii daf neexul kenn te dafa naqari ci xol ay xale yu ndaw yoo xam ne mënoon nañu indi lu baari ci dund gi tey anuñu daanu nañ ñooñu duñ leen fàtte ilaa yow mi diini te loolu da di yoon ñu wax ci man ni ma koy defee nii am na ñeneen ñu koy def. Il y a des jeunes graffeurs, le crew RBS, ils ont fait un graphe. Ñu ngi def benn graphe ci à Parcelles Assainies ñu effacé ko te ay tubaab ñoo ko effacé pour lan nit ñi waratuñu wax leen xalaat nit ñi waratuñu wax seen point de vue maa ngi nii di def bu ma paree bu ñu ko effacé du ñu arrêté loolu du ñu téye. ci liggéey bi nga xam ni amal na ko am na ay nit yoo xam ni daf leen a tànn ñu am loo xam ni dañ koy fësal seenu mer ak leneen. li ci am solo mooy ñun. il faut que ñu wax li ñu metti te li ñu metti du fii rek lañ koy waxee parce que ni ma fi nekkee di ko def am na ñeneen ñoo xam ne ils font partie de Doxandéem Squad ou fait partie d'une d'autres coopérations de graffeurs ñu ngi Tamba ñu ngi Saint-Louis ñu ngi Thiès ñu ngi Louga ñoom ñëpp
dañuy wax leen naqari ci dëkk bi li ñu gis li ñu dund fan yi bëgguñu ko moo tax ñu ciy wax bëgguñu mu amati yaakaaroon nañ ne 10 ans après duñu mës a dundaat lii. Docteur nekku ci moom dong ndax kat fii ci Sénégal ay artistes yu bari jug nañu ngir xeex nee nañu lu ko jar. da ngeen gis loxo bu yëkkati drapeau mooy nag Sénégal lu mu metti bu ñu reyee ñun ñëpp it dina am toujours ñu taxaw ñu yëkkati seen loxo Sénégal ci kaw mu siggi te siggi bi day sax ba faw ngeen gis beneen nit bu sëgg dafa naqari ci xol. c'est triste li ñuy dund nii ci Sénégal te yaakaaruñu woon nag ñu ñuy wax pays de teranga yaakaaruñu woon dund lii mais dañ ciy jox suñu cër mais waxuñu kenn nag mu dox ci mbedd bi di toj ci yëfu jàmbur wala di jël yëfu jàmbur waxuñu ko kenn. bu fekkee sax liggéey bi ñuy def bari na itam liñ ciy wax combat bi doon benn ndax kat nee nañu bëgg nañu réew mi jàmm am fi ak dal ci kaw démocratie. ñu génn Ndakaaru wutali rek ca dëkk ya féete ca frontière ba dox ci diggante Sénégal ak Guinée Bissau dëkk yooyu nag ña fa yeewoo ña ngay jooy courant ña ngay jooy ndox mu sell wàlluk wér-gu-yaram naka noonu nee nañ tey bu ñu bëggee faju faaw rek ñu daw ba Guinée Bissau loolu nag gënalu leen ba tax na ñu ngi woo rek kilifa yi ngalla nañu leen wàllu ci loolee ñuy dund muy jafe-jafe Abdoulaye Diallo. Sénégal ak Guinée Bissau askan bi yeewoo ca tund wu Médina Alpha Sadou ñooy naqarlu jafe-jafe yi xajamal seeni dund. ndax y a rien ici ñun amaguñu courant amaguñu forage amaguñu école bu baax te nous on est des Sénégalais ñu ngi fay suñu impôt ñu ngi voté am nañ suñu pièce d'identité on est des Sénégalais comme ñu ngi def suñu rôle kon on doit nous retourner nos droits. On a droit d'avoir de l'électricité dañu am droit am courant dañu am droit am forage dañu am droit suñu xale fu ñu jàng ñun jigéen ñoo gën a sonn ak yoon bi vraiment on déplore la situation. dëkk bi am na yeneen dëkk yu ko wër daanaka fukki dëkk ak ñeent mën naa ci lim rek su weesoo Sinthiou Ama Sukel Aynou Mady Berek Holom Sinthiou Fodé Saare Manson Sinthiou Wali Daaru Samba Boggeel Samba Madina Manson waaye ñun fii nii ci dëkk bi am nañ jafe-jafe yu bari dëkk bi dama naan ci lëndam lay dund ndax buñ ko sosee depuis 1933 ak léegi yàgg na waaye amuñ courant dëkk bi également amul ndox mu sell parce que ndoxu teen la ñu naan. mu waral ñuy réclamer ay programme yu mel ni PUMA ak UPUDC. woote nañu ñaan si nguur gi tu képp ki nga xamante ne mun nañu jàppale na def ngir yàlla ak yeneen jàppale te ñu xam ne nous on est des Sénégalais. bëgg nañ nag ku ñu ci jàppale. ñan ñooñ ci war a mën a jàppale moom mooy programme bu ñu naan PUDC ak également programme PUMA. ñàkkum yoon yi baax ca seeni gox ba daa yokk seeni jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ci wàllu wér-gu-yaram askan wi te mu waral it ñu bugg a am ab poste de santé ndaxte nee nañu seeni kër docteur bi fa nekk daanaka tur wi kese moo fa nekk. te case de santé bi dañ koy tuddee case de santé rek waaye tur rek a fa nekk. nit bu su matee fii jigéen su matee fii su matee fii même visite Médina El Hadj dañuy dem su matee fii soit comment dirais-je Médina El Hadj ou bien Kolda ou bien la plupart Kountima Guinée Bissau la ñu dem faju Guinée Bissau dëkk bi nga xamante ne bokkuñu sax. bëgg nañu it am daaray diggu dëm ndax nombar gone bi bay jàng ci seeni tund wi bi le nombar gone wàññeeku ngir indi saafara ci seen yenn jafe-jafe seeni benn waay dimbalante moo leen tabaxal ab juma. ñu ànd ak Chérif Diop ak Younous Diatta ci bëj saalumu réew mi Casa di Mansa di tukki bu neex boo xamante ne ña ngi ko dooree Cap Skirring jaar Jembereng mujjee nag fa ñu naan île Egey île la boo xamante ne kenn dëkku fa naam waaye na mu taaroo nag ci wàllu gàncax gi ak alam gi tax na ba touriste yi bari woon fa lool tànk waaye tey jafe na ndax mbas mi tukki gi ak Chérif Diop. doxantu ci nature bi mel ni kuy sàkku ji ngelaw lu feex jaar ci diggante mangrove yi ngir mën a yegg fii ci île de Gueye di bërëb bu feex lool neex a nekk ngir fàtte say problème fii nag muñ yoxos yi ñu fiy lakk dina jafe lool couple bi ñu ngi jóge ba ca Petite Côte bi ñoom miin nañu lool île de Gueye. fii la daal dañ koo bëgg wàcc suñu xol parce que fii nit ñi accueillant nañ excursion gaal gi dugg ci biir bolon yi dem ci yeneen îles yi nekk ci wet bi comme Cachuan tout ça quoi. Île de Gueye avantage am mooy kenn dëkku fi île la boo xam ne ñaari village ko moom muy Diakéno la fa ak Dianten
mais depuis cosaan île la boo xam ne nit ñi dañuy ñëw di liggéey ba ngoon ñëpp ñibbi waa Jantini dañuy ñibbi seen dëkk waa Jàkkenoo dafay ñibbi seen dëkk kenn mësu fi dëkk ba man ba ma fi ñëwee ma ne bon léegi il faut que ma créer fi campement parce que avantage yi mooy dafa tranquille dafa amul bruit comme amul habitation kenn dëkku fi alors ensuite deuxième avantage bi mooy àll bi c'est tu vois fii surtout bi dafa dem ba sës ki mangrove bi surtout ak mangrove ak bolon donc lépp moo jaxasoo ci île bi de sorte que mooy exception am mooy avantage am. ci île bi nag benn campement rek moo fi nekk di ngeen fi mën a def ay rawante gaal doxantu ci àll bi wala pour ñi gën a am fit mën ngeen def balade en pirogue ca Bolong des crocodiles maanaam bërëb bu nga xamante ni di ngeen fa mën a seetaan ay jasit ci seen milieu naturel. ay bolon mooy bi nekk noonu juste à gauche ñu koy woowee Bolong des crocodiles alors ci la ñuy yóbbu gaañ yi ñu dem xool leen ñu dem gis bon bu ma géej gi fere. ñu dem xool jasit yi. voilà dem xool jasit yi mais dañuy si gaal bi la ñuy toog de toute façon quand même parce que am na ñoo xam ne dañ koy bëgg a jege am na ñoo xam ne dañ koy bëgg a séen rek waaye bëgguñu koo jege tout ça là voilà. mais fii jasit yi dana war. jasit yi de ñu ngi fi di xaar xaw ma lañ fiy xaar mais. laata mbas mi di door nag lu ëpp ci ñuy visiter île de Gueye ay touristes yu jóge bitim réew lañu tey touristes yi wàññeeku nañu bu baax te moo ne gént yi gën a neex mi ngi am ba léegi ca île de Gueye. Chérif Diop ak Younous Diatta cant ak ngërëm ñeel na leen ñu wax ci tàggat yaram ak làmb ji nga xamante ne nag dañu koy ubbil askan wi ñu mën a dem rek ci stade yi di seetaaniwaat gannaaw ak diir goo xamante ne dañ leen ko tëjaloon ni ko jëwriñ ji ñu gàll wàllu wér-gu-yaram xamle promoteur yi nag di ko rafetlu bu baax a baax tey sàkku ci askan wi nga la nanu sàmmonteeg geste barrière yi waaye nanu sàmmit calendrier bi ñu teg ko ci yoon Cheikh Sadibou Diarra. ñii di yëngu ci wàllum sport fii ci Sénégal yaakaar dellu sonal si ñoom supporters yi dinañ mën di dem ci stade yi ci njeexitalu weeru mars bi loolu nag faaw mu ànd ak tënku ci benn protocole sanitaire ci jamonoy Covid-19 bi. ubbil nañ ñu nañu fexe ba respecter mesures yi nga xam ni moom la nguur gi wax ñu jàppalante ci muy promoteur bi di mbër mi di amateur bi di fan club bi di képp koo xam ne daal da nga fas yéene ñëw ci làmb ji boo ñëwee fekk ñu teg ay dispositions ngal la bu ko jalgati nag nu boo respecté décision yi ñu fa jël pour que bu ëllëgee kenn duñu joxoñ làmb yi dañoo amal njëriñ bu bëri société bi. làmb ji boo xoolee li muy jur. jaaykatu sandwich bi jaaykatu ndox bi jaaykatu gerte bi defarkatu t-shirt yi defarkatu drapeau yi defarkatu banderole yi blouson yi ak yéen site yi YouTube beeg yeneen ak yeneen loolu sant yàlla la loolu day combinaison wu effort wu promoteur mbër ba réaliser loolu ku nekk da nga ciy gis sa bopp. niki Pape Abdou Fall bi jàpp ba noppi datu combat Papa Sow Siteu bi yeneen promoteurs yi itam noppi nan ngir doxalaat làmb ji bu baax. dama lay jox exclusivité bi mooy que ni dama jàpp le 1er août incha allahu rabbi ci laa jàpp Siteu ak Papa Sow li ko waral nag mooy que ni boo xoolee fii ak ay fan yu néew dañuy dugg ci koor gi jeexal ko mois de mai bu ñu ci paree. moo mën a jox mbëri 1 mois et demi wala 2 mois ñu entraîner mën a taxaw pour jàkkaarloog amateurs yi parce que nit ñi nag namm nañu leen c'est valable pour d'autres promoteurs ñoom it pare nañu mais li am solo rek moom mooy nañu leen def benn synergie boo xam ni day efficace par rapport ak nouvelle responsabilité yi nga xam ni autorité bi dénk nañu ko. Lac 2 Eumeu Sène moo war a nekk combat bu mag bii di njëkk a am ñi ngi ko jàpp ba su 4 avril.
ñu wax ci football ak fukkeelu bëccëg bu Ligue 1 nag kon jàpp leen ni ki ëllëg nag ci dibeer jile ñetti jongante daanu ko amal ñaari Tali ak Snaps Excellence lay doon Mbour Petite Côte Casa Sport Ndiambour war a janoo ak Dakar Sacré-Cœur ci aser ji nag am na ay jongante yoo xamante ni jot naa am Jàmbaar ak Génération Foot danoo témboo ndam demul ndam dikkul AS Douane nag daal di dóor Stade de Mbour ñaari bal ci benn US Gorée nag daal di dóor Teungueth FC waaye nag ba ñu ca noppee entraîneur bu Teungueth bu US Gorée moom dañu ko mujj dàq Sidaat Sarr li ko waral bokk na rek ci résultat yu ñu ne defu ko taekwondo la ñuy jeexalee ak Dakar mi waajal championnat d'Afrique ci wàllug taekwondo jongante boobu nag ñaar fukki fan ak ñaar lañu ko jàpp ba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mai nag bii ñu dëgmal njiital fédération sénégalaise bi ci wàllug taekwondo moom moo ko xamle. ma ngoog ci foofu la ñuy jeexalee xibaaru marax yi mbokk yi sant leen gërëm leen bu baax a baax yéen ñi fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi bu mu sotti ci kanam tuuti léegi 20h xibaar yi da ngeen ci ànd ak Astou Mbène Thioub